Mohamed Ndiaye est venu mu fekk ñu fii ñu ñoo dem ak moom ba ci quincaillerie versé fu ciment bi suuf bi tamit ñu ñoo ko réceptionné ba liggéey bi tamit di ñoo ci nekk ñi lay sant di la gërëm waaw. Maintenant monsieur le maire am na lu ma lay wax suñu diggante ñun ak yéen muy ci tur suñu président muy Alassane Diallo. Alassane Diallo tey peut-être que nous ne sommes pas aujourd'hui pour accueillir le pour en tant que politicien parce que dafa am lu ñu la préparé te loolu moom dina am après incha allah waaw te cette promesse la boo xam ne dinañ ko tenir. Alassane Diallo monsieur le maire sa compagnon bu baax la compagnon boo xam ne man peut-être muy gis ñu bëre man lu ma gisante ak moom sax bëriwul. Premier jour bu mu dugg ci biir dëkk bi premier 500 000 yu mu jox ci dëkk bi ci sama kër la ci salon bi dëgg la wala dëgg muy Alassane Diallo ñun ak yéen te si sa délégation am na ñu fi nekk peut-être minuma leen mais pour te dire que si sa compagnon la tamit Boubacar Ka miin na dëkk bi fii de ñëpp a biin ko kon monsieur le maire luy fi indi keroog bi nga ñëwee ci été de passage mais bi nga eggee yi fexe nga ñëw nga def li nga war a def tu nous as promis que ñoom jigéen yi muy seen présidente Ndeye Rama Diop ku fi wax léegi nii sama soxna la mooy Ndeye Abi Bari mooy madame Diakité waaw kon nag monsieur le maire ñu ngi lay nuyu te lu may wax yëpp ses compagnons fidèles mooy Alassane Diallo il a tout fait dans ce village là Alassane Diallo indi na lu nekk ci biir village bi du ma nekk ci son pour wax loo xam ne amul monsieur le maire Alassane Diallo lu mu versé ci dëkk bi fii ba léegi lu mu jur dafa bëri te suñu jigéen yi soo leen jàppale monsieur le maire dañ lay jàppale parce que li nga wax ni yaa ngi koy def te gis nañ ko na gars yi ne tali bu weex la ñun bugg nañ ko parce que nous sommes restés des années on n'a pas eu tu as promis que tu allais faire le marché mu ngi nii tey man maa fa yendu di surveiller di def lépp kon nag ñu lay sant di la gërëm bon les notables ñi fi nekk ci dëkk bi fii maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp may sant sama jigéen yi yàlla na yàlla fay ni ngeen accueillir sama maire bi maa ko mag mais sama kilifa la tey mooy sama kilifa mais si dee mag la maa ko mag te ñaan yàlla ba yàlla falaat ko pour deuxième mandat xam naa dañuy ne damay politique mais man sama kaddu jiitu na nu ma Papis lay jàppale. ñaar dong la ñu bëgg ku ñu jàppal ci suñu village mu développé deuxièmement ku ñu jàppal ci suñuy soxna yi ba ñu am regroupement yu baax ñu am seen groupement ñu am seeni financement ñu man ñoo jàppale ndax borom kër goo bi gis te mu tal jaaxaan ci këram tëdd tey soxnaam moo nekk ci wetam di ko jàppale kon nag soxna yi ku leen jàppale nañu seen ndaje bi kontaan nañu ci ñaan nañu yàlla barkeel monsieur le maire kontaan nañ ci yow parce que tey lépp loo xamante ne yaa ngi ñu ko wax monsieur le maire yaa ngi ci rusloo ñu benn yoon te dañu ñaan yàlla li nga xamante ne foo nga teg sa tànk mu gën a dëgër nga xam ne ñun amuñu kudul yow ndax defaral nga ñu biir dëkk bi marché bi jeudi lañu waxoon lañu koy defar xëy na am na ñu defoon xel ñaar waaye bi ñu xëyee sodi di indi matériel ñun ñuy dee sax ñoo jëkk kontaan suñu xol sedd parce que su doon tey su amul woon ñun tey bés bii tey dina jafe nu ñu fi yegsee waaye tey dañ fi yegsi ak tiitar yu bari parce que loolu moo tax kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di monsieur le maire di la xamal ne nag ñàgg Paul sa ñàgg Paul la monsieur le maire fii bu fi tiit dara comme que yaa ngi ànd ak ñi nga àndal ñàgg Paul sa ñàgg Paul la fii loo fi bëgg di nga ko am te incha allahu rabbi le 23 janvier incha allah victoire bu rëy bi ñu ko doon am fii lañ koy am te day gën a rëy ndax am na lu amul woon te am na léegi nit ñi gën nañu yokku gën nañu ànd kon nag dalal ngeen fii ci ñàgg Paul xam ne ñu ngi liggéey bayuñu kenn chef Souleymane mi doomu chef de village moo représenté papam moom tey mu ngi nekk sunu wet ñu ngi ànd ñu ngi liggéey. affaire bi
Papis la affaire bi c'est monsieur le maire moom moo fi nekk ndax tey lépp loo xam ne tey soxla nañ ko à chaque fois surtout côté jeunesse dama leen koy wax saa yu ma yëkkatee sama téléphone ma woo ko mu ne ma demb loolu amul problème ak monsieur Alassane Diallo mii wax dëgg yàlla jàppale nañu jeunesse bi may ñaan rek ñun ñëpp la ñu mobiliser wu au soir du 23 bu soobee yàlla ñu def nañu daan def rek mooy gars yi dañ leen daan fii ci Niaga Peulh. Niaga Peulh bureau de vote benn lañu am bureau de vote lañu am le 23 janvier na bureau bi fees della. par rapport ak ñi ngay xëccoo maanaam boo leen doon tekkale tey c'est éléments yi nga àndal rek nga leen di booleel c'est benn ku ci nekk rek ci yeneen leader bu nekk rek c'est benn ci ces éléments yi rek ñoo leen mën man loolu la wax chaque jour kon fii pour man déjà amul benn tendance moo fi am dama xamante cette fois-ci vraiment dans l'histoire du politique li nga xamante ne noonu la ñu mës a amee fii ci commune bi mu ngi soog a am te tey dama xool boo xoolee tey leader Tivaouane ku ci mel ne tey Boubacar Ka vraiment ñu ngi koy nuyu di passage fii tey say mbokk rek ñoo fi nekk ak tey ku mel ne Mamadou Ba ak ñoom Bass ak Ousso ñoom ñëpp tey ni ñu mobilisé nga yaar Tivaouane moom déjà féete na boor Niaga Peulh fii tamit yéen a ko waxal seen bopp gis ngeen kilifa yi fii ñi nga xamante ne ñoo fi am kaddu yëpp ñu ngi si biir coalition bi mais daf ñu wax ne kaddu ñun vraiment monsieur le maire am nañu relation rafet moom lay àndal ñu ne ñun moom mouvement benn kaddu lu am te kaddu bi yow yaa ko yor comme jo ànd nga ak monsieur le maire ñun duñu saa am lu ñuy discuter wala dara nekk ci saa di xool lan lañ ci am wala lu ñu dul am loolu mooy mouvement bi. yaay monsieur le maire affaire bi yow la yow ku ne yow la ku ne newul yow la président Alassane Diallo moo jàpp suñu loxo nee na yow la kon nag yow la kon ñu ngi lay sant yow tam di la gërëm di kontaan tam déplacé wu bi nga déplacé wu ñëw fii fekk suñu fii kon bu soobu yàlla lu président nee nañ la jàppale dinañ la jàppale ba ñëpp xam ni jàppale ndax sama mbokk jigéen ñaa ngi nii macha allah boo kii soxlaa dara demal ci jigéen ñi wala paa yi. jàppalante bi du gën a neex incha allah rabbi du ma guddal tey du ma guddal donc dama leen di sant di leen gërëm di wax ne keroog monsieur le maire def ne marché bi dina ko indi na ko tali yi dugg na man la yónnee woon Italie daaw ma dem Italie maa ngi nuyu sama xarit mag ak Boubacar Ka ak délégué de quartier yi ak Niaga Peulh yëpp ñaar ñii ñoo yëkkati enveloppe bi comme kees bi ñaata la woon 600 ñoom teg nañ ci 500000 léegi ci kees bi vraiment ñu leen di sant Ndeye Maguette ñëwal Ndeye Adja Ndeye Rama Papis moo leen ko jox loolu ngeen dugal ko fii ñoom nag damay bañ a guddal rek ñoom léegi damay jox parole bi Alassane Diallo. ci kattanu yàlla nañu ko jàppale le 23 bu gagné lu ñu fi defoon danañ fi dolli 100% ci kattanu yàlla pour ngeen xam loolu yow Ndeye Rama ak ñi nga àndal ñëwal mercredi bureau bi ma jox la benn parcelle au niveau di Diass suñu paree góor Niaga Peulh laay wax ak jigéen Niaga Peulh ak jeunesse Niaga Peulh parce que tey góor yi amuñ lu dul jigéen yi ak xale yi jigéen yi amul lu dul seen doom ak seen jëkkër yi kon wallahi lazi bu Papis gagné fii 100% yàlla xam na ne dinaa leen fa may 10 parcelles pour Niaga Peulh. La femme doit être battante li ñuy wax naan tubay xaw ma ñaari loxo mooy takk tubay mooy takk sër mais damaa gis ne fu mu ne nii jigéen ñi ñooy takk tubay ah waaw parce que li ma gis jigéen ñi di liggéey fajar ngay jóg boo jógee fii fajar dem marché jigéen ñi nga fay gis doo fa gis góor ñi peut-être chauffeur yi ak apprenti yi mais góor yaa ngay nelaw di xaar non madame day dem marché bu ñëwee dina togg añ alors li ma def di financer jigéen ñi boobaa am koy wax léegi c'est pas politique parce que waxoon naa leen ko mais dama wax ne jigéen ñi dañoo war a fas jom dama bañ jigéen ñi toujours di ñaan góor ñi parce que góor boo koy ñaan bu yàggee mu jéppi la te sëy li si gën a bon bañ nit jéppi nit moo gën a bon bañ nit te bu yàggee sa jëkkër da lay jéppi moo tax ma ne day leen liggéey le financement je l'ai fait à Niaga Peulh Niaga Wolof Niakoulrab je l'ai fait même à Kër Moussé ñoom jël nañ seen yëpp je l'ai fait à Latmingué nga fi ma juddoo alors liggéey ngeen kontaan naa parce que ku dajji kees danga may woo 1 an
dama siy dolli dinaa leen dolli 500000. ñàgg pël dama ko bëggal sama bopp ku may koj kaay koj ma ñàgg pël Souleymane xam nga fi may waxee dama fi am kilifa muy Alaaji Idi Ba dama ko bëggal sama bopp kon xadi da seen xel dal waaye xadi juróom benn at ci ginnaaw keroog bi ma italien bi fekkee ndax dafa dégg ne que maa ngi foofu te ma am lu mu naroon dogal mu dégg ko wàcc këram silibu ne daw ñëw mën na leen waa kii lu ko tal ñuy daa tiit ndax alalam yëpp mi ngi fi te dégg na maire dafa ñëw pour xàcc mu daw ñëw keroog bi ma avancé tombé ci xadi Traza mi bi ñu waxtaanee ba jeexal xam nga lan laa ko njëkk a wax xadi Traza fu ma gis jigéen bu jàmbaar di liggéey duma ko yàqal dama koy dollil mi ngi ni toog fu ma gis jigéen bu jàmbaar buy liggéey duma ko yàqal dama koy dollil mu ne ko nag am nga fit boo xam ne weesu na fitu góor kon xadi yemal fii mënuma amul benn problème fii lay yem ma dem rek mu continuer waaye laaj leen ko mosuma ñëw sonal ko ñàgg pël day dëkk boo xam ne ñëppaa ko soxla fu mu nekk nii kon li am solo mooy ñu ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo ba am li ñu bëgg a lépp Demba jërëjëf Demba day koo xamante ni si intellectuel la dafa am nu muy doxale am na problème yu bari yoo xam ne réglé naa ko fii man ak moom parce que dafa tey dafa am yar nit bu teyee am yar rek lu bare da koy réglé kon Demba jërëjëf bu la kenn génnee ci li ngeen nekk fii nag ñàgg pël Ablaye am na fi lu mu fi wax Ablaye jàkkiroog biñ defaree yoon yi Ablaye def ma ne foog nga wutal ma chaîne ndax yoon bi dama koy tëj ku fi bëgg dugg campagne mën na la fii loo fiy def si boo ne dama ñëw campagne mën na la looy campagne boo ne Papis Diop dafa fi dara mën la tali bi nga jaar yoonam la génn te loolu nag depuis que nga xelal ma ko mi ngi daw ci yeneen dëkk yi parce que kuy ñëw di campagne wax ne que dafa fi dara bu dawlee ci kaw sama yoon war na am gàcc